Uras FM Truth. alhamdulilahi aoudu billahi min cheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim gannaaw bi leen sante ci yëngatu bi ngeen di yëngatu di ñaan yàlla yéen ko yàlla barkeel ñu gis li nga xamante ne xew na fi tey waaye ànd ak loolu yëpp it dañ koy delloo ci ki nga xamante ne mooy buur di boroom di yàlla subhaanahu wa taala bu kenn it caalit ndax yëg ne lii am mbiri yàlla la waaw mbiri yàlla mooy ki nga xamante ne mooy def mooy dindi ndoxam mi moo ko moom déedéet nag yàlla subhaanahu wa taala it bi mu wàccee ay mbiram ci adduna desee wàccee doomi aadama muy koo xamante ne moo koy taxawal ci kaw suuf donte le mën na ko su ko defee ñi nga xamante ne ñoo taxawaay boobu ci wàllu jiit ci àddina yàlla may leen ak kàttan donte la ndoxam yàlla la waaye it lañ ca mën incha allah ñoo ngi ñaan yàlla di leen ko dagaan ñu mel ni tey ay assainissement parce que tey dañu am problème assainissement tey bu ñu defoon ay canalisation amaana tey mën naa ñàkk donte le même bu ñàkkul it mën naa ñàkk metti comme ni mu xewee tey ala kulli xaalin waaye ñoo ngi masow képp koo xamante ne ndox mi laal na la benn mu yàqal la moo xam matériel la moo xam lu mën a doon ñoo ngi la ci masow en tant que koo xamante ne tey ñun dañoo war a taxawee régulateur social waaye fédérateur di masowu ñëpp jaare ko nekk ci sama kàddu yóbbaale mboolem imaam yi waaye nag ñoo ngi woo doomi aadama yi rawatina nag population bi Fodé ndax tey yàlla dogal na ñun dañoo am ay ndaw ASC yi muy association yi sportive et culturelle yemu rek ci football dañu apporter lenn ci loo xamante ne pëpp maanaam seen mbiri gox la kon nag maa ngi ci invité samay rakk samay jarbaat samay doom samay sët lii buñ ci xaar kenn tey yu mel nii bu fekkoon ñu prévoir ko tey am ay moto pompe am ay tuyaux yu doy amaana buy ñëwit le temps que muy ñëw ñuy def maa ngi di xëcc kooku nag loolu ñun population yi en tant que kilifaay dëkk yi mu mel ni délégué de quartier yi imam yi ak responsable yi fi nekk su ko defee ñu ànd ko seen i doom nga xamante ne tey ñoo yor association yeeg ñoomin seen ñu ànd booloo boole seen doole su ko defee bu état ñëwee rek day daal di neex man foofu laa invité képp koo xamante ne rek yaa ngi dégg sama kàddu di gis fu nga xamante ne moom fa laay waxee su ko defee ñu bàyyi xel ne yëg na dëkk ab gox ña fa dëkk ñoo koy defar ku ñëw fekk leen ci incha allah kon nag beneen yoon maa ngi invité samay doomi dëkk samay doomi gox samay doomi quartier nañu taxawu ku ñëw fekk leen si li ci des nag bu kenn jàmbati jarte bëri ndax mbir yàlla la yàlla moom lii dafa bokk ci xéewalam gi muy wàccee nañ ko ñaan rek yàlla dafa yàlla def xéewal képp koo xamante ni ndax matériel doomu aadama moo koy fàggu moo koy sàkku su ko defee lawoon mi ngi fi yàllaa ngi fi deñu fi nañ delloo lépp ci yàlla subhaanahu wa taala ñaan yàlla na doon ndoxum jàmm incha allah te ndox lépp loo xamante ne yàq na ko incha allah mën na defar lu ëpp doomu aadama ndax yàlla moo ne woo jaal naa minal maa'i kulli shay'in hayy lépp luy dund lépp loo xamante ne mu ngi am kii maanaam ci ndox lay dundee kon nag ndox xéewal la donte la nag léeg-léeg mu am ay mbir waaye nangoo ko yàlla subhaanahu wa taala sant ko yàlla loolu daal moo doon samay kàddu di leen jaajëfal beneen yoon ndax lii bokk ni si loo xamante ne mën naa am nit ñi mën nañ koo gis yëg na am na lu xew barabu sàngam di leen ci jaajëfal di ñaan yàlla ba waxukaay bi seetaanukaay bi yal na jëm kanam incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw salaamaaleykum maa ngi siyaar ñëpp di bëgg ñëpp di masawu waa koñ bu baax a baax ñu naan dëkk moom jàmm moom bu ñu koy wax rek dëkkandoo moo tax tey loola waral ñu bàyyi suñuy liggéey bàyyi suñuy activité yëpp ñëw si koñ bi taxawu quoi parce que ñun ay ndaw lañ dëkk si biir koñ du ñu gis suñuy dëkkandoo suñuy morom nekkuñ si jàmm ñun tamit bien vrai que suñuy kër taawul mais dañu naan bu say dëkkandoo nekkul si jàmm yow moom yow mi dëkk ak ñoom doo nekk si jàmm quoi loolu moo waral ñu ñëpp ñu taxaw wax dëgg fi yàlla gis seen taxawaay ñoom ñëpp génn muy mag muy ndaw muy paa muy xale ñëpp tey gis nga boo ñëwee bi sa yaram day daw ñëpp génn nañ am na ñoo xam ne tey jii démb ñi ngi fi woon démb sa matin ñoo fi nekkoon
maa fi nekkoon ak samay gars yi ñu nekk fi ba 2 heures du matin la ñuy doog a arrêté mais heure bu ñu demee ba ndox mi war a jeex yàlla ji tawaat nii nag nii moom c'est naturel quoi c'est partout dans Sénégal gis nga tey jii koñ boo dem dëkk boo dem ndox mi tey gis nga ak tawaay bi taw bi nu mu bëree doole yàlla dafa def ñëpp taa nañ te ñun du Sangalkam c'est partout kon dañuy ñaan rek lii nag yàlla moo ñu ko teg te lu may wax rek lii du liggéeyu mairie liggéeyu état la mairie nag da siy waslu àqam ñëw jënd ay moto pompe ñu ñëw jënd essence jàppale taxawu ñu gis leen quoi parce que situation yi bu amee moom day laaj ñoom ñëpp ñoom ñu nekk si mairie bi ñu gis leen ñu taxaw jàppale population bi dundandoo ñoo ak naqar bi loolu moo waral suñu taxawaay moo waral taxawaay ñëpp fii nga gis nii. mais est-ce que saisir ngeen mairie bi si boppam. waaw l'autre fois la première fois bu amee affaire yi moom maire ñëw na fi en tant que maire monsieur Alpha Bokar xaw ma di Pape Sow ñu ngi koy nuyu waale au passage ñëw na fi wax dëgg fa yàlla moteur yi nga gis fi moo ko jënd ñaari moteur yi nga gis fi moo ko jënd pompe yi indi waale ay raakool wax dëgg fa yàlla jëkkati essence jox gars yi booy ñu commencé nga ci ba tey mais tey nag ren bii paas nag dafa demoon voyage démb déggante nañ ma ak moom sax expliqué situation yi vidéo ko envoyé ko mu ne bu ñëwee tey xam naa ay 6 heures du matin léegi Sénégal bu ñëwee dina si jàpp wax dëgg fi yàlla moom tamit heure bu ñu ko woowee mi ngi def ay moyens lu mu mën tamit parce que tamit du Sangalkam kese am na njeexiraat te commune bi gis nga dafa yaatu te ñëpp a ngi jooy kon ku nekk rek war na fa mën a dem dugal loxoom taxawu askan bi parce que askan wi ñoo ko fi teg tamit mënul lu dul li ñu am yaakaar bu ñu am ba teg ko fi teg mu dellu heure bu seen bët xonke ñu gis taxawaay mu ñëw taxawulee rek bokk ak ñoom naqari bokk ak ñoom coono yi te wax dëgg fi yàlla moom jàmbaar la si moom day sol ay botam di wàcc sur le terrain quoi waaw. man daal démb ba léegi daal kër gi mu ngi fees dell rek fees na dell la wax dëgg yàlla ci ndox bi rek la ñu fanaan bi demee nag ba ay côté 2 heures yooyu noonu ñu ñëw man ak beneen maire bi ñëw ñu ngi may kiccal man rek ak suma doom bi moo nekk fii amul keneen ku ma jàppale sonn naa lool na dëgg yàlla sonn naa wallahi lii rek de fees dépp fees na yëpp kër yëpp a fees. amul ay matériel wala ay yére wala matériel yi rek laa yor fii lal bi rek ak télé bi télé yëpp a yàqu télé bi yàqu na li on a été coiffeuse bi ak seetu bi yëpp toñ ci guddi. may sant ba amoon léegi message booy lancé ñi nga xamante ne nekk tey autorité yi lan lay nekk. ba amoon tey benn message booy lancé. autorité yi lan lay nekk. bëgg naa ko ma jàppal dag jigéen kese laa rek ma nekk fi man ak suma doom bii nii ñoo rek ñoo nekk ko ci kër gi amul keneen ku ma jàppal tey sax damay génne sax ma dem wut feneen fu ma nekk parce que fii amul fu ma nekk fii amul fu ma fanaan fii xam nga mënuma nekk ko ci biir ndox bi rek waaye ndax sama bagage kam yëpp a yàqu wax dëgg yàlla waaw loolu rek laa doon am li ma wax. asalaamaaleykum wa rahmatullah sant yàlla aussi di sant yàlla bu baax a baax mais nekk benn situation boo xamante ne bu extraordinaire on ne peut pas l'imaginer donc démb taw bu fi am vraiment kenn xamul lu mu dégâts yu mu causé au niveau de Sangalkam mais nag aussi c'est trouvé que dafa am benn woy boo xamante ne ndox bi day ñëw rek di ñëw avec une forte boo xamante ne kenn comprendreul daal dëkk bi yëpp a ngi fees maa ngi nii sama kër nijaay laa ne fu mu toll nii gis ngeen bagage yi lii moom vraiment man dama mënul expliquer le fait exactement maintenant de toute façon que yàq na ay dégâts matériels heureusement que amul dégâts humains mais nag dégâts matériels moom lépp luy fauteuil lépp luy lal lépp loo xamante ne daal luy matériel humain yàqu na donc nag tey nag ñu yeewu ci loo xamante ne ni ci njaaxare ci tiitaange boo xamante ne du jamais vu daal c'est la première fois na ma gis ko Sangalkam voilà donc métti na. Alors s'il y a un message à lancer à l'endroit des autorités et de bonne volonté ban lay nekk. waaw message à lancer je lance un appel solennel au président de la République et au ministre mais aussi au maire de Sangalkam qui est là actuellement donc nag la population souffre te booba léegi li ma ci jaaxal booba léegi gisuñ benn autorité malheureusement ba léegi gisaguñ benn autorité ñu ngi lancer un appel solennel d'abord à la maire de Sangalkam mais aussi au-delà de ça on lance solennellement un appel au président de la République au ministre de l'eau et au ministre des collectivités territoriales de l'aménagement et des territoires monsieur Omar Gueye mu ñëw population Sangalkam mu ngi souffrir franchement kër yaa ngi génn man fi ma nekk ni sama kër nijaay la amul lenn loo xamante ne ni lu fi raw du matelas du fauteuil du même bien matériel ay xaalis sax ay tout fu mu toll ni daal samedi bi moom ñu ngi yeewu ci njàqare boo xamante ne ni kenn xamul foo xamante ne ni fu mu mun a yem mais nag maa ngi lancer un appel d'abord le magistrat de la ville monsieur Pape Sow na ñëw
mais aussi au ministre des collectivités territoriales de l'aménagement du territoire parce que moom fu mu toll nii ne ëpp na lu ëpp tuur nag te ëpp na vraiment et la population souffre. La population souffre franchement fu mu toll nii moom vraiment gis nga ñu ngi nekkante fii ak suñu grand taawu kër gi bàyyi liggéeyam jàq population bi yëpp a ngi fii fu mu toll nii kenn ku ne mu ngi tiit ci boppam du kër gi rek ay kër yëpp koñ bi yëpp c'est de l'eau yéen a ko gisalee seen bopp gis ngeen ko fu mu toll nii moom dañu jàqat dañu tiit franchement dañu tiit donc loolu laa ci amoon loo xamante ne ni di lancer un appel solo leen di wax nag le président de la République le ministre des collectivités territoriales mais aussi le maire de Sangalkam population baa ngi souffrir population bi sonn na il faut que gars yi nag xool ci solution yi nag ci ñoom la war a jógee nag loolu laa ci amoon lu ma doon lancer. dafa amoon lu ma ci bëgg a dolli ce que le président Macky Sall a dit dindi leen seen costume yi ngeen dindi seen chemise yi ngeen wàcc ci biir nit ñi ça c'est trop parce que le président Macky Sall a dit ça. bàyyi leen seen costume yi ngeen def ak seen tiitaru yi ngeen dugg ci biir nit ñi ngeen dimbali nit ñi le président Macky Sall l'a dit plusieurs fois c'est que autorité Sénégal xam nga dama day waar autorité Sénégal su amee tuuti nomination rek day beew loolu mooy problème mu sénégalais du ñu dimbali nit du ñu jàppale nit wax rek la ñuy def wax rek la ñuy def lu fi waay dal yow yaa ko defal sa bopp du kenn ku la ko defal moo tax li mu wax rek le premier magistrat de la ville mooy Pape Sow le ministre de local Omar Gueye tout ça ñu ñëw jàppale leen parce que ay nit su fekkee dañ dëkk ci ay nit mu am affaire bu fa am comme mbënd mais dañ leen ñëw jàppale mais li président Macky Sall mooy wax dëgg nit ñi autorités yi ci boppam seen défaillance dafa bëri y a trop de défaillance dans les autorités c'est des gens yoo xam ne ce sont des gens inaptes suñu amee tuuti rek dañuy beew loolu c'est li ma bëgg a wax mooy lépp li fi xew ñëpp teg nañ ci seen bët dëkk bi metti na nit ñi sonn nañ te les autorités sont là ils n'ont fait aucun effort actuellement nous attendons de l'aide parce que nit ñi au moins les autorités devaient se déplacer pour trouver des sites de recasement pour xool fan la ñu dugal nit ñi mais actuellement kenn ku nekk yaa ngi génne say bagages xamuloo fan ngay dem xamuloo fan ngay jublu donc les autorités actuellement nous leur attendons ñu ngi xaar seen ndimbal ñu xool fan la ñu war a mën a jàppale nit ñi ku nekk xool créer des sites de recasement nit ñi mën a am fu ñu mën a dugg en attendant que ñu trouver une solution loolu daal laa mën a am lu ma siy wax mais nag vraiment nit ñi sonn nañ jàq nañ taay nañ parce que nous avons perdu tous nos biens matériels denrées et tout donc nous attendons vraiment de l'aide nous en avons vraiment besoin. suñu bagage yëpp a yàqu amuñu fuñ ko dugal suñu doom yaa ngi nii suñu PS yi tooy na suñu xaalis yëpp suñu takkaay lépp réer na amuñu fuñu dugg maire dëkk bi ak ministre Omar Gueye na ñëw dimbali ñu wutoon ñu fu ñu dëkk ba ndox di jeex ndax ñun ñi ngi nii amuñu fenn fu ñu dugg taawu kër gi moo doon wax léegi benn kër la am ak ñetti ne mënuñu jël famille kër bi def dugal ko fa nañ dimbali ñëw wutoon ñu fu nit ñi dugg sonn nañ fa ba sonn yem na sonn nañ ko nag ku ñu dimbalee ñu jël fu ñu dimbalee ñu. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ñun de sunu kër yi sunu koñ bi de moo ñu jaaxal kër yi moom yàlla xam ne ñun 3 heures ba léegi man ak samay doom ñoo ngi toog ngacc nañoo ngacc ba amatuñu mbagg yu ñu ngaccee fi mu ne nii génn nañu kër gi ñoo ngi nii di fexee wuti fi ñu nekk ca foo nekk fi mu ne xam nga ni daal di génn am foo nekk jafe na ku ñu mën a dimbali nag la ñu bëgg depuis nag ñetti at ba léegi ñoo ngi am inondé ca kenn mosuñoo dimbali mosuñoo gis sax ku ñu ngaccal ren jii lañ ñu mus a ngaccal ndox waaye ñun mosuñoo gis kenn ku ñu ngaccal ndox mosuñoo gis ku ñu dimbali mosuñu koo gis ku ñu dimbali rek la ñuy ñaan ku ñu mën a dimbali daal moom ñu jël fees nañ ju te amuñu fenn fu ñu jëm jaboot lañu sunu ceeb lépp tooy na amuñu dara sax mi ngi nii ñoo ngi nii ku ñu dimbali lañu bëgg yàlla nañu yàlla saa borom jàppale nag ñu am ku ñu dimbali. waaye fa ma jëma sama njaboot bi waaye sonn naa kër gi def nañ ci lu nekk mënuñu am jàmm def nañ ci lu nekk ci noor gi def nañ ci lu mat 500000 dara jëriñul dara ci lañu dëkk bés bu ne ñu ngi defar sonn nañu waaw fu ma jëm sama njaboot gi way mais da ngay wax nag nga bàyyi jooy yi. boo amoon leen autorité lan lay nekk. boo amoon leen autorité lu muy nekk. boo amoon leen wax autorité lan lay nekk. nañ ma dimbale ñu may ma fu ma dëkk nañ ma dimbale may ma fu ma dëkk nañ ma jàppale ñu may ma fu ma dëkk fu gën fii sonn naa sama njaboot sonn nañ daw nañ ñu ñëpp sonn nañ dëkkandoor yëpp sonn nañ maa ngi gërëm suñu dëkk samay dëkkandoor gërëm naa ñëpp xale ak mag ak góor ak jigéen gërëm naa ñëpp sonn nañu sonnal naa sama njaboot nañ ma may fu ma dëkk sonn naa
te wéruma. La situation est très difficile te comme niñ ko xamee ndox mi moom ndoxu yàlla la ñëw na population yi nag ils sont dans des difficultés suñu wareef nag mooy même bu ñu nekkatul à la tête de la commune ñu ñëw bokk ak askan wi diis bi nga xam ne tey am nañ ko ndax lii ku sañoon du dal sa askan. Maintenant nous interpellons aussi les autorités locales yi nga xam ne ñoo fi nekk véritablement moi j'ai appelé tout de suite le sous-préfet pour le mettre au parfum de la situation pour wax ko lépp loo xam ne nii aussi état bi mën na ko def pour accompagner leen ñu accompagner leen woo naa ko léegi d'ailleurs il est sur le terrain d'ailleurs en train de voir aussi la situation ailleurs et je dis que les autorités locales en l'occurrence le maire doivent réagir et être au chevet des populations loolu la ñuy wax. alors gis day population aussi di souffrir. côté matériel côté dégâts yu bëri. est-ce que aussi à ce niveau-là ñu interpeller aussi encore une fois autorités yi pour ñu mën jàppale population bi nga xamante ne actuellement il est démunie. voilà loolu laa wax léegi la première autorité à intervenir doit être en l'occurrence l'élu local mooy la collectivité territoriale. Maintenant tout ce que l'État devra faire aussi. Je suis persuadé que les autorités, en l'occurrence le sous-préfet, le préfet, sera présent aussi pour accompagner ces populations. C'est un message à lancer aux populations. waaw population yi nag li ñu mën a wax rek mooy inondation moom ak àdduna ñoo ànd. Je pense que ñun bu fekkente ne Sangalkam fii tey ñi ngi def ay efforts. ci jamono ministre Omar Gueye ci investissement yu bari en termes d'infrastructure c'est uniquement pour que véritablement population yi nekk ci seen jàmm ak salaam. Maintenant c'est à l'exécutif comme je l'ai dit local qui est aujourd'hui qui a en charge aujourd'hui les affaires de la cité véritablement de mettre en place un dispositif opérationnel pour que loolu jafe-jafe yi askan wi am ñu mën ko régler parce que ils sont élus pour ça. Maintenant loolu du tax du tere benn yoon mooy lépp loo xam ne nii mën nañ ko comme niñ ko defee indi fi stade indi fi lycée indi fi yeneen ak yeneen yu mag des investissements de milliards du ñu tere mukk aussi du tax mukk aussi ñuy demander à l'État de nous appuyer en termes d'assainissement pour que véritablement problème bi mën a régler wu définitivement. We are Saffron Truth.